asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee bu baax a baax voilà ñu bëgg a wax rek ci ce qui domine l'actualité sénégalaise li gën a fës ci li xew Sénégal ndax Sénégal dëkk la boo xam ne dafa riche en information chaque semaine rek ñu am bu bees tax boo xam ne war nañ see wax ñun waxkat yi moom xam naa ne dinañ wax ba dee parce que du ñàkk lu ñu wax dëkk actualité la quoi waaw c'est un pays riche en actualité quoi. Voilà li gën a fës mooy scandale Miss Sénégal bi muy xale bi nga xam ne moom la ñuy wax Fatima Dione nekkoon ki nga xam ne moo nekkoon Miss Sénégal édition 2020 bi def ay révélation yoo xamante ni yu doy waar la ci li mu fa daj par rapport ak les organisateurs ak seen ay partenaires ba ëmb fekk ko ci mu ànd ak yaayam nëbb affaire bi ba am doom ba mu am 5 mois mu waroon a dem pour jox couronne bi ki nga xam ne moom mooy Miss 2021 bi ñu laaj lu tax demoo si la soog daf nag révélation yi moog yaayam mu nekk des révélations explosives ah voilà affaire sexe moom defe naa ne ci milieu showbiz bi du ci Miss Sénégal bi rek la quoi donc loolu yàgg na am voilà affaire chantage ay promotion canapé yàgg na am ci secteur yu bëri même dans l'administration dans les grandes sociétés ci milieu théâtral bi téléfilm yeeg yooyu nga dem ci média bi télévision yi ak élection Miss yi mannequinat bi da koy fekk partout voilà ak ñi nga xamante ni dañuy lijjantil ay nit ñuy tukki am nañ possibilité pour nit ñi tukki maanaam ku nekk li nga bëgg rek ci lañ lay naxee te xale yi dañoo vulnérable voilà xam nga xale jigéen ñi ñoom ndeysaan li xale góor yi man ñoom mënuñ ko kàttan bi xale góor yi man ba mën a ñafe sax yenn yi ba pour mën ci génn ñoom amuñ kàttan boobu au moins sax am na xale góor yoo xam ne ñoom dinañ def ay pexe ba bu ñuy dugg gaal même su fekkee risque la sax ñu ñëw Europe ñafe ko quoi ba génn ci mais xale jigéen ñu ci bëri ñoom mënuñ loolu donc te li ñu yore gars yi dañ leen ciy chantage parce que nañ waxante dëgg góor dafa bëgg jigéen voilà am na benn kilifa gu mag bu doon wax ne suñuy wax ne góor dafa bon nañ génnee bëgg jigéen teg ko fële waaye nag bëgg jigéen bi tamit dafa war a jaar yoon na jaar ci yoon nañ ko jaarale ci yoon pas ngay chantage ay xale wala nga leen di violer di leen forcer di leen tëddee ndax dañu vulnérable di jouer ci seen vulnérabilité di ci abuser wu loolu c'est pas du tout normal te loolu moo am Sénégal ci milieu bi ñun xam nañ nu mu demee ñun jaar nañ ci milieu médiatique bi xam nañ li fa xew yëpp donc da ngay ñëw bëgg def animation rajo temps yi rajo tegoo dëgg nekk au top gars yi chantage la nga la waaw boo bëggee siiw il faut nga jaar seeraas voilà ñu am nañ jëflanteeg yow ba pare voilà ñu jox la émission ngay wax ñu dégg la nga am ay possibilité ñu lay coow naan diw waaw am na ñoo xam ne jaral na leen ko nag ba ñoom réussir nañ ci mais am na ñoo xam ne jaralu leen ko parce que nag on va pas mettre tout le monde dans le même sac voilà chaque règle a une exception quoi am na ñoo xamante ni ñoom dañuy bañ ba tëdd ci naaj bi parce que yar nañ leen yar boo xamante ni loolu duñ ko def beneen bi mooy télévision yi voilà xale yu bëri dañoo bëgg a siiw nekk star voilà parce que boo nekkee star nit ñi xam la da ngay am ay possibilités yu bëri di nga am possibilité tukki di nga am possibilité côtoyer ay personnalités yoo xamante ni yow lu nekk yàgg nga ko def pour xam leen mais mënoo leen a xam da nga leen doon gis rek ci télé bi wala nga doon dégg seen tour donc soo ñëwee fekk fa benn waay bu bon boo xamante ni voilà moom lu bon rek la xam day ñëw proposer la ne la waaw soo bëggee ma jox la benn émission ci télé bi da ngay ñëw ma tëddee la voilà te xale yi lañ gën a taamu parce que xam nga xale yi tamit voilà ñoo gën a fere ngeen baal ma ci wax ji xale bu ndaw bu am 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans bokku la ku am ay 40 ans wala 45 ans dañuy bëgg di abuser wu ci xale yeeg yooyu noonu xam nga parce que xale yi bëgg nañ te li ñu bëgg am na ñoo xam ne dina leen jaral ñu joxe seen bopp xam nga am na ñoo xam dañ leen di chantage am ñoo xam dañ leen di menacer lu nekk lañ leen di def am ñoo xam ne sax dañ leen di nax dig leen loo xam ne duñ leen ko sax defal dégg nañ ci yu bëri te loolu ay nit ñu bon ñoom ñoo koy def yu nekk foofu noonu ci réew ma kon Sénégal wàllu sexe ak wàllu xaalis yàgg na fa lëmbe
te dañoo ànd ñoom ñaar xaalis sexe tey ji dañ ci gis koo xamante ni heure bu amee xaalis moom lu muy njëkk xalaat rek mooy xale jigéen ñi danañ yomb ci moom quoi mu dem uti benn proxénète am boo xamante ni moom mu ngi ci milieu bi soit milieu mannequinat bi wala milieu showbiz bi yëpp en général xam nga mu lay man di lijjantil ay xale di la indil ngay def naka su dul noonu parce que am na ñoo xam ne pour ñoom bu ñu amee xaalis rek seen lu gën a war a yomb ci ñoom rek mooy jigéen am ñoo xam ne xëy na ñoom bi ñuy ñàkk ñoom jigéen daf leen jafe woon parce que tamit société bi moo demee noonu dafa nekk société boo xam ne nit ñi dañoo bëgg xaalis ba pare mu nekk dëkk bu pauvre extrême pauvreté moom moo fa am yaa ngi comprendre kon extrême pauvreté boobu noonu tey su fekkee ne yow amoo sa ngor xam nga amoo dignité wala yarewuñ la ci boo ñàkkee nga muñ xam nga wala nga ñafel sa bopp ba taxawal sa bopp boo gisee benn waay boo xam ne yore na xaalis ba pare amul dara lu muy jomb mais daf lay mettre dans de très bonnes conditions après di ñëw di fow ak yow léegi nag wala nga bëgg def benn affaire mu chantage la ci léegi yow boo demee ba réussir ci affaire boobu est-ce que di nga am sax conscience bu tranquille dootoo amati conscience bu tranquille que ça soit ci téléfilm bi ki doon organiser casting bi ñëw ne la waaw pour ma def la actrice principale il faut que ñu am fu ñu jaar xam nga mën nañ la sax passante nga jaar ci kii na après kii nga si kële ngay jaaraat ci kële xam nga ay directeur artistique ay scénariste beeg nangam damay wax nii rek mais waxuma ne nag ñëpp la quoi du ma jël ñëpp dugal leen ci benn sac mais dafay faral di am xam nga donc ñun dañuy def analyse rek su ko defee yow nga génn télé nekk star siiw ñu lay coow naan diw gis ngeen diw bi ci téléfilm bi après xam nga li nga yàgg rêvé nit ñi di la ci fekk si soo rombee def ay xale sa moroomu xale yu jigéen ñëw def ak yow selfie ne dañ ñoo neex nga commencé am ay fans ñu naan fans diw xam nga porte yëpp ubbeeku yu bëri mooy wax naa ko sànq mooy voyage yeeg yenn disponibilité yi nga mën a am appartement bu luxe mën a am oto xam nga man di am xaalis foo toll xam nga fekk yow avant yooyu yëpp gars yi xaw nañ laa dajji xaw nañ la rey xam nga ci ñi ko nangu am na nag ñoo xamante nii nag ñoom elle préfère ñu dee ci ñàkk mais duñu joxe seen bopp dañuy toog garder seen dignité te pourtant am na xale yoo xamante ni demuñ ci élection Miss nekkuñ mannequin nekkuñ ci milieu médiatique bi mais elles sont très belles xëy na ñoom ñoo dàq sax ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a fës mais dafa am yar boo xam ne dañ leen cee yar yenn yi buñ ko naree def seen waajur yi duñ ko nangu wala sax ñoom buñ bëggee def dara dinañ xalaat yar bu leen seen waajur yar ak famille bu ñu bokk ne man kat jomb naa yenn yi naa toog daal lu ma yàlla may baax na dinañ xalaat tamit ëllëg ne war nañoo mën a am ay doom te bëgguñ am image bu salte seen doom di gis loo xam ne lu salte la ñu ne seen yaay nii la mel wala moo fi defoon lii wala moo fi defoon laa kon daal loolu yàgg na Sénégal donc dafa nekk loo xam ne xale bi daf cee jëlee ëmb rek muy mannequin bi moo tax affaire bi daf tolee siiw ñëpp di ci wax ku nekk di ñëw di sulli ay mbóot mais xam nañ ne milieu boobu toujours noonu lay demee même ay wëy nii xam nga xale jigéen ñi tey am na si ñoo xam ne dañuy gis Coumba Gawlo Seck muy wëy nga gis Viviane mu nekk star ak ñoom Coumba Gawlo ak ñeneen yaa ngi comprendre nga bëgg a mel ni ñooñu di taxaw si grande scène yu mag yi xam nga bëgg a nekk star bëgg siiw am ay clip ñu lay génnee bëgg a am producteur yu mag xam nga mais tey boo ñëwee même am nga talent mën nga wéy benn waay mën nga la jël abusé wu ci yoonu dama lay dimbale soit mu ne dama lay produire soit mu ne man maa lay encadrer musicalement mu nekk un grand musicien xam nga wala mu nekk benn waay bu am xaalis rek comme cas bi fi amoon mooy kaawu Diop Isaac bi ak Dieyna gis ngeen nu mu demee dafa joué ci vulnérabilité xale bi ba li ci am ci ba pare parents yi xale bi tamit nekk ñu naïf mu ñëw jaar ci seen kaw gëm loolu la leen xale bi dafa nekk koo xam ne dafa bëgg musique voilà il faut ñu yóbbu ko Dakar xam nga encadré ko si noonu la jaaree ba lii am mujj am xale bi yàqu na ba xale bi sax finalement daf ci jëlee sax ñàkk kersa ak waaw bët ba léegi sax moom day affiché wu quoi ci réseaux sociaux yi ñu naan le sañse de Dieyna te xale bu ndaw la voilà man sax mën naa kaa jur man donte man du ma mag waaye xale bu am man ko am 18 ans man naa la jur man voilà donc mu ngi noonu ay xale lañ day dem ba day wow bët ba xale bi dootul sax ragalati quoi parce que fekk na ko koo xam ne presque moromu sax maamam la mën na nekk maamam li tax mu yomboon ci kooku d'habitude xale yi jigéen ñi
bu ñu nekkee xale dañuy bëgg a am ñoom seen moromu jeune xam nga mais tey matérialisme ak fu ngay teg sa bët pour bëgg a àgg foofu ak yenn train de vie yi ngay bëgg a mëne pour nga am ko il faut nga am ko am xaalis te d'habitude seen morom yi duñu toll buñ sax fu ñuy paree jàng wala fu ñuy jàngee métier bay mën a am xaalis bu leen mën a entretenir léegi buñ dajee nag benn magu saay-saay boo xam ne yore na xaalis que ça soit mu nekk ci nguur gi di sàcc xaalis xam nga que ça soit mu entreprendre ba am xaalisu boppam mais day ñëw récupérer la xam nga di la yóbbu ci milieu yoo xamante ni yow xalaatoo woon ne di nga fa mos a dem ay Radisson ngay dem di fa ndekkee xam nga léeg-léeg nga dem fa ngoon gi doxantu sangu piscine lekk pizza xam nga pizza des fois fooy dem jël taxi léeg-léeg sax mën na dem ba utal la benn oto bu ndaw defal la auto école loolu du dara ci ñoom jox la xaalis nga dem auto école ut sa permis léeg-léeg mu jël daggal la billet nga dem Dubaï xam nga ngeen dem fa vacances dajee fa xam nga loo xam ne yow luxe la quoi ci lañ lay dugal ba am la après yàq la nag te ci milieu yu bëri la am day tax xale yi après dañuy mujj waw bët gis nga xale boobu ma lay wax jëy naa mujj na waw bët ba temps yi la scandale bu mu fi am moog benn rappeur xaw ma biril xaw ma nangam xam nga boo demee ci seen petit gàlle bi tamit da nga fay fekk lu mel noonu waxuma nag ne attention waxuma ne seen petit gàlle dañuy abuser ci xale yi pour mu leer man bëgguma tooñ comme seen petit gàlle man concept bi d'accord ma ci quoi si réew bu mel ni Sénégal quoi parce que ñun suñu cosaan ak suñu aada dafa am yoo xam ne dëppoowul ak moom suñu waxantee dëgg ak suñu diine donc imaginer ngeen seen petit gàlle ay mineurs ñoo fa nekk ay xale léegi xale yooyu ñoom ñu ngi xool yenn stars yi bëgg a mel ni ñoom bëgg nañ def musique léegi bu ñu demee ñu sélectionné leen ñu nekk sur scène di wéy sol des tenues indécentes léegi mais pervers yi ah mais ñu ngi fa pervers yaa ngi fa ci biir nit ñi yaa ngi comprendre dañuy gis benn xale voilà ween yi génn ngeen baal ma parce que damay jàngale rek damay wax xam nga mu exhiber wu xam nga taxaw mais après xelam daf ciy nekk seytaane mën na ko dugg xam nga ba mu fexe ba am contact bu xale bi détourné xelam gëmloo ko yoo xamante ni tey xale bi loolu lay rêvé parce que yàkkamti na li yàlla di wax ne wa kaanal insaanu ajulan nit dafa yàkkamti tey jii boo mënee benn boo entamé benn carrière nga ne man dama bëgg a def plan de carrière dama bëgg a réussir ci musique bi mais képp ku ñëw yore alalam jógee koo fële moo xam sa moroomu baay la wala sa moroomu maam la xam nga wala sa moroomu nijaay mais bu ñëwee ne la yow gis naa la yaa ngi sound maa ngi la gis ci seen petit gàlle bi affaire yooyu noonu vraiment tu as beaucoup de talent man bëgg naa la jàppale xam nga nan laay def affaire yooyu même su fekkee ne yow sa parents yi dañoo nekk ñu xaw a strict sax nga wax leen ko ne leen nooti see xam nga man sama parents yi dañuy strict nangam est-ce que dinañ nangu loolu c'est-à-dire mën na la fexe ba contourner la ba yow ngay dem di ko fekk ji xam nga te sa parents yi duñ si xam dara parce que comme ñoom bàyyi nañ la nga dem ci petit gàlle ba may petit gàlle ba boo fa demee man nga dajee ku nekk ci bu concert amee bu tasee wala après bu affaire bi jeexee gars yi su fekkee am nañ seen numéro téléphone mën nañ la jox rendez-vous fu nekk nga dajee fa ak ñoom ñu tegal la xaalis bu bëri wan la na la carrément dañ lay encadrer la jàppale la foofu lay xale yi nag di jaaree di yàqu xam nga moo tax parents yi dañ siy am part de responsabilité képp ku bëgg sa doom tey am de bonnes mœurs yaa ngi comprendre da ngeen di moytu loolu xale yi si jàng lañ toll nañ leen jàngloo ku jàngu ñun Sénégal dëkk cosaan la lu ñu xam mooy nga dem sa waañ ba di jàppale sa ndey ci waañ ba comme li Thione Seck wéy boo gisee sa yaay muy dem si waañ ba demal xool ni muy liggéeyee voilà nga liggéeyal sa yaay di ko jàppale ci kër gi ba am borom kër dem sëy xam nga soo mënee def sa commerce ñu mën la financer nga commerce ñafeel sa bopp boo mënee jàngi métier tailleur wala dara nga ñafeel sa bopp nga xam ne yow sa réussite après day nekk réussite boo xamante doo am benn regret boo ci am te léegi dañu toll ci jamonoy réseaux sociaux maanaam lu scandale bu am rek day exposé wu tey ci réseaux sociaux yi ba yow soo ci amee doom après sa doom bi bu màggee forcément dina ko gis parce que nouvelle technologie bi dafay gën di avancer sa doom bu màggee daf koy gis tey imagine leen tey Fatima Dione tey problème am bi muy exposé wu ci réseaux sociaux yi Facebook Instagram YouTube TikTok partout te loolu day gën kanam la jëm xale bi bu fi màggee dans 18 ans
maanaam seen waa kër buñ ko waxul li xew sax mais day dem si mbedd mi wala mu dem école xuloo kenn rek wala mu tooñ benn mag rek mag dina ko yow nangam xas ko ne ko demal ci internet bi nga tàppe Miss Sénégal 2020 après day gis yaayam toog di expliquer di jooy ne dañ kaa ëmbal xam nga te xamul kan moo ko ëmbal parce que dafa demoon ci élection Miss bi léegi xale bi moom ban place lay am ci société bi xale bi du am papa loolu psychologiquement est-ce que xale bi loolu du ko blessé moom psychologiquement daf koy blessé xam nga su fekkee da doon jàngam mën na yàqu ba dugal ko ci yenn yi parce que ku sañoon tamit yaay ju baax ngay am sa yaay kenn du ko gën moo tax xale jigéen ñi elles doivent faire très attention quoi ci yenn yi parce que dañoo nekkul ci dëkk boo xam ne dëkk tubaab la quoi ñun nous sommes pas des tubaab ñun xam nga ñun dañu am ay aada yu rafet xam nga am pudeur voilà loolu lañ ñuy yaree dañoo nekk ci nit ci diine boo xam ne diine l'islam la diine chrétien la yu bëri daf koy bañ am ay conditions donc moo tax pour man ay élection Miss ak xam nga ak yenn yi warul am Sénégal quoi ñun on n'en a pas besoin ñun soxlawuñ loolu lan la ñuy doyee ay élection Miss qu'est-ce que ça sert kan moo gën a rafet nga ñëw sol lu bon daagu wala ñu ne kii moo gën a rafet xam nga fekk yow dem nañ la utal la ay pervers ak ay pédophiles yu nekk ca biti ñëw finance dugal seen xaalis buñ paree après ñu proposer leen ne leen xale yaa ngi nii pour jël xale yi foofu ak ñoom wax naa leen sànq ne leen Fatima nekkul première victime bi parce que li tax affaire bi siiw mooy parce que moom dafa ëmb daf cee jëlee ëmb mais tey bu imaginer leen tey ñaata xale ñoo jaar ci loolu gis nga bi affaire bi amee ñu bëri ñu ngi ñëw di raconter ñoom fuñ jaar loolu buñ ko waxul ñun xam nañ ko ñun ay nandita lañ xam nañ ñu demee dafa am milieu yoo xamante ni dafa salte kenn mënu faa nekk mu set xanaa lenn nga dem comme yenn xale yi ma dégg ñuy wax nga dem gis na lu salte la ñu bëgg la proposer pour tëddee la nga bañ am na ñu def révélation yi génn nga man boobu laa ci génn boobu laa bàyyi affaire élection Miss parce que dafa salte affaire yooyu noonu xam nga ñu ngi koy gisee noonu nan nga koy gisee ci milieu yi ma leen tuddal sànq milieu yooyu yëpp voilà lépp lu laal affaire showbiz au Sénégal dafa salte xaalis lay nekk ak drogue xam nga wala ak sexe am na xale yoo xam ne fa la ñuy jaaree sax dañuy yàqu ba dañuy commencé di drogué wu ñii di tux yàmba imagine leen kaaw Iba Thiam boobu xale bu amoon avenir nekk xale bu ndaw nekk intellectuel jàng am xam-xam ba am liggéeyam xam nga ñu encadré ko ba mu jàng ba réussir mais fexe nañ ba dugal ko tey ci benn milieu boo xam ne drogue am fa mu dem am overdose après dee fa gis nga moo tax mën na leen il faut ñu téye suñu doom yi jëm leen a yar suñu aada ak suñu cosaan xamal leen ne leen ñun ay sénégalais lañ suñu maam yi même bu ñu nekkee ceddo dafa am ay valeurs yu ñu amoon da ngay gis Sénégal tey affaire ay ndaw xam nga mais loolu bu njëkk ba dafa nekkoon loo xamante ni dafa sacré woon dañ doon def ay jébbale man li may wax nii comme genre sociologie laay def quoi xam nga man li may wax nii société bi ni ñuy dundee man moom laay raconter nii dafa ay fee la imagine leen bu njëkk ba jébbale da daan am tey xale bu jigéen xam nga yow di nga def le tout pour soo amee jëkkër mu fekk ndaw ci yow su ko defee sa parents yi mën a kontaan ci yow xam nga sa jëkkër décoré la après ñu koo xam ne dafay def ay laabaan ak yooyu ñëw ñuy def ay laabaan def ko benn cérémonie léegi ñu ne yow siggil nga sa yaay xam nga sa yaay su ko defee après day fier siggi parce que dañ naan doom moom bu bonee yaayam rek la ñuy wax rawatina doom bu jigéen paa bi moom da ciy dégager responsabilité am fële bañ na ko bu amee benn doom sax doom bi xaw a të doom bu jigéen ñu ëmbal ko wala dara day gis paa bi day ñëw di ko xas naan ko yow yaa bon yaag sa ndey yéen a yem wala mu ñëw si ndey ji na ko yow yaag sa doom yëpp da ngeen a bon génn leen sama kër wala mu ne ko yow sàggan nga ba sa doom ji biir fii nii dangaa bon yaroo sa doom ji moom da ciy dégager responsabilité am léegi doom moom su baaxee rek dañ naan doom yi ñëpp la su bonee ñu ne doom ja ndey ja quoi ñu ne doom su màggee dëbbi ñu ndayam xam nga loolu da ngay dégg olof yi di ko wax moo tax kon yaay yi am nañ si responsabilité bu mag léegi bu njëkk ba affaire yi jébbale yooyu noonu dafa nekkoon loo xamante ni mais lu cher la woon ci xale jigéen dañ si doon bàyyi xel jigéen ñi dañ ko doon yaree seen doom xam nga naa leen fexeel nga sàmm sa ndaw pour boo amee jëkkër nga mën ma honoré sa yaay ci boppam moo lay wax loolu nga mën ma sagal parce que bés bu ñu la fi jébbalee amoo ndaw man damay rus sama gàcce gi fan laa koy jëlee
te xale bi mën na dem bon boppam parent bi mën na def ci moom yar bu mu war a def ci moom mais mu génn dajeeg benn saay-saay wala moom mu génn nekk xale bu sob rek voilà dem def naka su dul noonu donte nag ñàkk ndaw sax taxul nit bon mais dafa nekk loo xam ne ay aada la ak ay cosaan yoo xam ne Sénégal moom lañ doon jël di ko yaree nit parce que nit mën nga loolu mën nga ko ñàkkee ci leneen mën nga nekk xale di tëb daanu mu dem wala nit forcé la tëddee la wala genre yooyu quoi koo xam ne sa nijaay la doo nga ragal a wax mooy kaaw inceste yu am ak yooyu wala sa benn cousin boo xam ne moo la ëpp doole genre yooyu wala sa benn papa bu ndaw bu saay-saay après yow soo waxee affaire bi day cool xam nga yooyu yëpp day am quoi mais damay wane rek comme parents yi nu ñu daan yaree bu njëkk ba tax Sénégal am ay valeur yooyu nag yu bëri léegi dafa commencé bëgg sax disparaître ba dangay dem sax yow ba dootoo gisati sax ay jébbaleeg yooyu noonu fu nekk nii dafa nekk loo xam ne dafa raar xam nga yooyu yëpp ay façon la yu ñu doon yaree suñu doom yi di leen inculquer ay valeur pour ñu mën a xam ne daal nit boo nekkee xale da nga war a régler da nga war a téye sa bopp diine bi tamit noonu la ko santaane waaw diine l'islam ak christianisme bu ñu ñëwee Sénégal dañ faa fekk ay aada yoo xamante ni dafa dëppoo ak diine ñu ñëw adopté wu ci après ànd ak moom di dem voilà kon daal man appel bu may lancé daal suñu mbokk sénégalais yi muy yaay yeeg papa yi nañ téye seen doom yi ci kër yi ñu yar leen def lu ñu war a def ci ñoom xam nga sa doom warul ñëw sax di la tàggu naa damay dem ay élection miss nga naan ko demal wala damay dem di nekk ji ay mannequin loolu du aada Sénégal du cosaanu Sénégal dëkk bu nekk dafa am ay aadaam ak ay cosaanam am na yoo xam ne mën nga ko def ci réewu tubaab yi parce que ñooñu ñu ci bëri amuñ diine te amuñ yenn aada yi amuñ yenn valeurs yi ñu am ñun kon nekkul ne lépp loo xam ne dañ koy gis ci tubaab yi dañ ko war a copier def ko tubaab yi donte bi ñu coloniser am na yu bëri yoo xam ne bàyyi woon nañ ko fa mais loolu bu ñu demee comme ñun ñoo moom suñu bopp mais nañ jéem a raxas loolu ba mu set ñu jéem a nekkin boo xamante ni dafay dëppoo ak suñu aada ak suñu cosaan même ni ñuy jiitee réew meeg yooyu noonu tey président bu ñëw ak gouvernement am war na mën a gérer Sénégal tey ci ay coutume Sénégal culture Sénégal ci diine Sénégal aada beeg cosaan bi ñu yoree ko noonu ñu xam ñun am nañ dara am nañ lu ñu am parce que loolu moom moo mën a jaay dëkk ba voilà kon parents yi gën leen a góorgóorlu ci xale yi di leen yar c'est très important sa doom lépp lu muy nekk war nga xam les tenants et les aboutissants xam ci lu muy dugg ci lan la xam nga voilà mais tey soo gisee sa doom rek mu gis benn animatrice bu feesal ba weex teg cheveux naturel am teg ay xefam nga xam dañuy superficiel rouge wu maquillage ba saf di sañse di def ay affaire am ñu naan ay diw nangam xale bi bëgg a mel ni moom toog rek ne moom tamit dafa bëgg a dem nekk animatrice comme kooku parce que gis na ne kooku commencé na am ay opportunité nit ñaa ngi koy fan mu ngi am succès mu ne moom tamit dafa bëgg a mel noonu mais bu tëbee tëb rek nga bàyyi ko mu ne la maa ngi dem defi demande ci benn télé wala ci benn site internet boo xam ne dama fa bëgg a liggéey pour nekk animatrice nga bàyyi ko mu dem mais bu demee ñam fay fekk am na ñoo xam ne ils sont pas de bonne foi dañuy profité ci moom ci vulnérabilité am yàqal la sa doom mbir maa ngi noonu am na nag ñu ci nekk ñoo xam ne xëy na jaaruñu foofu parce que xëy na am nañ mérite bi su fekkee ci côté journalisme bi la ñi ci ëpp dañuy jàng def formation en journalisme am seen diplôme ñëw déposé suñu leen soxlaa ñu jël leen voilà parce que boobu diplôme bi moo leen di garanti mais ay affaire animation xam nga ne tey amul benn école bu ñuy jàngee animation amul diplôme da ngay ñëw rek mën a wax rek mën a saf mën a dajale ay kàddu yu saf rek di ko wax di kii di def ay manière rek yooyu ñu naan kii mu ngi toj télé bi tey jii diw moo fi nekk du moromu kii dégg ngeen tey lu mu wax genre yooyu xam nga su côté su fekkee ci côté musique bi la tamit loolu la musique da ngay toog rek bi nga nekkee xale nga nekk loo xam ne soit gis nga benn wéykat bu jigéen ci comme ni ma tuddoon sànq muy wéy nga ne mën naa wéy ngay toppandoor ay wéyam di dem au fur et à mesure ngay fente yow tamit sa wéyu bopp di ci fo dem ba man affaire bi après ñu ne léegi seen petit gàllé am na nga dem participer xam nga wala nga gis benn producteur na xaaral ma dem ca moom téléfilm yi même chose da ngeen di gis xale bu jigéen boo xamante nii voilà bi mu duggee ci téléfilm yi fu mu nekk ni da ngay jékki-jékki rek gis ko muy dawal oto yore passeport am bu fees dell ak visa su xamanteeg suñu gars yi sax man boo moytul ñu utal ko passeport diplomatique muy dem fu ko neex yéen a ngi dégg scandale bi ñu ngi ciy tudd sax
koo xam ne c'est un ministre boobu nga xam ne fii lay am na si ñoo xam ne fii la ñuy toog di saaga Ousmane Sonko ay ministre ak ay député ak ñooñu te tey su fekkee ci affaire yi ay weerenteeg xasanteeg saagawante mais xëy na ñoom ñoo gën a xasaw Ousmane Sonko gën kaa tilim foofu mais comme ci politique lañ nekk dañuy bëgg a saltel nit ki yàq deram xam nga ba heure bu ñu génnee rek dinañ fexe ba affaire yi merci bi dañ ko ciy jéem a taxal malgré xam nañ ne affaire yi fen la xam nga mais tey dem nañ ba jël sax affaire Adji Sarr tey bëgg ko boole ci affaire bii nii tey ku ci seen mercenaire boobu noonu xaw ma Gabriel kan la tudd xaw ma xam nga moom ñoom lay liggéeyal day génn di wax dinaan Ousmane Sonko bi mu violé Adji Sarr xoolal wax yi ñaaw yi wër na ma ne buy génn lañ koy préparé ne ko xoolal booy wax ci affaire bi fexeel bay jàmbaale Ousmane Sonko ci biir parce que ñoom instant bi ñoom seen problème Ousmane Sonko la maanaam nuñ yàqee Ousmane Sonko rek moo tax fu mu nekk ni affaire Adji Sarr bi xam nañ ne fen la mais bu ñuy wax dinañ ci jàmbaale Ousmane Sonko dugalaale ko si pour Ousmane Sonko Adji Sarr Ousmane Sonko demoon nañ ci salon de beauté ba xam nga Ousmane Sonko viol donte du dëgg de xam nañ ne ay fen la mais day des ci bopp Sénégalais yi ba lu ñëw rek dinañ profité dugal ko ci te dañoo am ay mercenaires yu leen di doxal loolu te ñu ci ëpp ci mercenaires yi tey ngay gis waajooju noonu nga xam ne xeesalkat la xam nga man sax jomb naa tudd turam fenkat boobu fii lay nekk di attaqué Ousmane Sonko di saaga am na si ñu bëri ñoo xam ne tey ci proxénètes yi lañ bokk na ma yàlla baal dañuy dem di utal gars yi parce que ñu ngi ci milieu bi xam nga gars yi leen di yàqloo deru Ousmane Sonko yëpp ñoom ñoo gën a yées Ousmane Sonko lu ñuy def Ousmane Sonko xaajul ba koy def léegi gën gi leen Ousmane Sonko gën léegi moo loolu da leen di métti ñoom bu ñu sañoon maanaam Ousmane Sonko day mel ni ñoom xam nga dañ naan voilà Ousmane Sonko ku jub la bi mu jaaree impôt et domaine wax dëgg yàlla kenn mosul gis mu sàcc xaalis kenn gisul mu am alal ju bëri xam nga te mu ngi dugg ci politique bi te ñun ñu si ëpp ñun ay sàcc lañ dañuy nekk politicien rek nekk ay milliardaire xam nga ñi ne dañuy nekk politicien am yenn possibilités yi nekk ci xale jigéen ñi def ay scandale di biiral ay xale ñii di biiral ay xale di leen yàqaloo biir bi ñii di jël ay xale di leen yóbbu Dubaï xam nga ñii di jël ay xale di leen invité ay Maroc partout di dajeeg ñoom léegi nag scandale yooyu noonu tey xam nañ ne waa ji jaarul ci yooyu léegi nag moo tax affaire Adji Sarr bi bu ñu ko defee pour yàqal ko dañ see profité ba ñoom plateau bu ñu toog léegi dañuy fàtte sax ne ñoom dañ leen a fal pour ñoom ñu liggéey réew mi dañ leen a fal pour ñu wax jafe-jafe yi sénégalais yi nekkee nan lañ koy lijjantee dund gu cher gi location bu cher bi xam nga ak Sénégal métti gi métti ñàkk liggéey bi nga xam ne jeunes yi ñu ngi koy ñàkk liggéey mais yooyu yëpp dañ koy jël sànni ko fële léegi xam nañ ne adversaire bii nii kii bés bu ñu sàgganee ñoom ba mu jël réew mi la woon day won ni te ñoom ils sont menacés parce que xam nañ ne mën nañ dem justice parce que am nañ ay alal ju bëri def nañ yeneen scandale ay détournement fii nii xam nga ñu épingle leen ci yenn scandale yi am ay corps de contrôle yoo xam ne ñoo leen épinglé xam nga ay OFNAC ay ARMP ay IGE ay Cour des comptes ay CENTIF ñu si bëri dañ leen épinglé léegi nag comme waa ji moom day protéger ay nitam nee na moom moo jël ku dem teg ci yenn dossiers yi da leen di protéger léegi nag ñu xam ne kële comme dafa jub te xamul affaire yi caaxaan xamul affaire yi fo parce que bu fekkoon ne caaxaankat la comme ñoom ci seen biir lay nekk du fa jógee kenn du ko dàq impôt et domaine day toog ànd ak ñoom ñu def ko sax directeur des impôts et domaines xam nga wala ñu def ko ministre mu ànd ak ñoom nekk ak ñoom si caaxaan yooyu léegi nag caaxaan yooyu ñu nekkee ak lu ñu jàppee nguur jàpp ne nguur séddoo la ak cagaay ak fo ak sàcc yi yàq saaga nit ñi ku leen contre ñu jëm la yàqate xam nga waa ji moom nee na moom meluma noonu du ma jaxasoo ak yéen parce que qui se ressemble s'assemble waa ji nag niroowul ak ñoom waa ji dafa teg yoonu boppam fële ñëw conscientiser Sénégalais yi wan leen nga leen ñii ay saay-saay lañ ay wëyu lañ ni ñuy yoree nguur baaxul seen nguur yëpp sàcc la wor fen wax loo xam ne gëmuñ ko buñ xasee nit tey saaga ko ba mu neex leen bu subaa ñu ne kooku moo fi gën parce que kooku moo yore nguur gi ñu dem foofu pour nekk di am ay avantages ak ay privilèges loolu moom mooy seen affaire ba pare dañuy sàcc seen xaalis yi ngeen xam ne yéen a koy cotiser muy l'argent du contribuable soo jëndee carte crédit cotiser nga boo jëndee saako ceeb cotiser nga xam nga loo mënti def boo demee jëndi marchandise ci beneen dëkk ñëw dédouané ko cotiser nga ci xaalisu contribuable bi kon xaalis boobu nga xam ne nag yow si lañ lay waral di la tabaxal ay hôpital digne de son nom un bon plateau médical
tabaxal la ci ay tali abri provisoire dootul amati tabax ay écoles yu baax ay lycée tabax ay université ndox mi doy courant bi doy sénégalais dund goo xam ne li ñuy wax xayaatu tayiba dund goo xam ne dund gu tey lay doon sénégalais yi ci xaalis boobu ñuy cotiser ci lañ leen mën a defalee loolu waaye xaalis boobu ay saay-saay yu nekk au sommet de l'État ñoom ñooy détourner xaalis boobu ne ñoom ni ñoom ñoo gën sénégalais wala ñoo ko moom te li tax ñu am possibilité pour jot ci xaalis boobu mooy politique la ñuy def ils font de la politique bu ñu defee politique ki ñu àndal ñoom ak moom a yem au lieu que mu dem tànn ay nit ñu baax ñu am valeur mais xam nga ne ko soo baaxul mënoo xaritoog ñu baax wax naa ko sànq qui se ressemble s'assemble ñi nga xam ne ñoom ñoo niroo ñoom ñooy ànd léegi nag ñu mel ni yow ñoom ngay dem jëli ji ngeen ànd nekk au sommet de l'État di yàq rek di yàq réew mi bu ngeen yemoon sax ci yàq alalu réew mi mu neex mais ku taxaw ne da leen di weer wala day dénoncer ngeen taxaw ne di ngeen ko yàq tey di ngeen ko yàq te que ça soit da ngeen koy jaarale ci affaire yu mœurs wala ngeen fexe ba jël benn corps de contrôle wala kaag moom mu contrôler ko ngeen jàpp doon tëj ci kaso bi parce que daf leen a contre xam nga yooyu dafa ñaaw di manipuler ay nit di instrumentaliser ay nit pour ñuy ñëw di yàq nit ñi xam loolu nag la Sénégalais yi mënatul a nangu te loolu day dakk ci nii wala mu dakk ci naan voilà kon daal man loolu laa amoon lu may wax ne xale yi gën a góorgóorlu gën a xam seen bopp jàng xam ne ci jamonoy jàng lañ toll jamono ji ku jàngul da nga koy réccu parce que jamonoy diplôme lañ toll xam nga respecté seen bopp jàngi wàcc dem sa kër yaay toog sa pooju ndey comme ni ko Sanex waxee woon bi ko Sanex waxee nag ñu bëri ñu ngi doon wax naan ay Sanex dafa ñaaw laa nañ dafa vulgaire ndey mooy yaay rek ndey mooy maman voilà nga dem toog ci poojam mooy nga toog sa wetu yaay loolu du saaga waxu cosaan la quoi ay comprendre xale ci ron yaayam lay sakkanee ngeen góorgóorlu soo demee nag ba xam ne yow bëggatoo jàng wala neexoo xel ci école bi voilà nga dem uti métier voilà donte nag Sénégal moom amul ay école de métier parce que organiser wuñ ko ba nga xamante ni day am ay école de métier nit ñi di am sax ay bac professionnel ak yooyu noonu su dee ay français da ngay gis koo xam ne bu nanguwul jàng day dem def école de métier am ci bagam am bac professionnel bac ci restauration wala ci mécanique wala menuiserie wala leneen ak leneen bac pro xam nga donte Sénégal loolu bëriwu fa li ngay mën a def rek mooy dem ci yenn école yi rek fekk am nga benn niveau bu baax nga def formation te boo paree sax liggéey bi problème lay doon mais ak nu mu ci mënti demee rek yow kontaanteel ci li nga am doylul parce que am mooy doylu ku la gën a am mooy ki la gën a doylu ay alal yu bëree yooyu l'argent ne fait pas le bonheur parce que wax naa leen ko sànq am na yenn réussite yoo xam ne boo ko réussir yow da ngay dem ba après doo am conscience bu tranquille parce que da ngay xool fi nga jaar man dama joxe sama bopp ba egsi fii nii ma egsi loolu moo tax ma egsi fii xam nga loolu doo am conscience tranquille comme jigéen buy dem di jaay boppam bu jëlee xaalis bi nii téye ko mais daf naan man dama doon jaay sama bopp moo tax ma am xaalis bii nii bu ci jëndee télé bu ci loué appartement bu ci jëndee frigo bu ci jëndalee doomam ay fourniture lépp day nekk ci bopp bi daf koy travailler psychologiquement mais su fekkee nag mu nekk koo xam ne daf ko ñàkk xam nga soit table la yore di jaay dajaleel ci doomam fayal ko ci jàng wala jëndal ko ci ay yére wala jëndal ko ci ay fourniture mais kooku day am conscience tranquille daf na li dama ko ñàkk wala nga nekk benn commerçante boo xam da ngay dem Gambie wala Mauritanie wala feneen foo mënti dem nga dem jëndi sa ay bagage ñëw jaay xam nga wala nga dem ci marché ba di jaay jën xam nga wala jaay ay ndugg ak noo ko mënti defee na nekk loo xam ne xaalis bu set lay nekk bu lew boo xam ne yow da nga ko ñafe nekkul dangaa jaar ci góor gi tëddee la pour jox la xaalis boobu noonu nekkul dangaa jaar ci góor mu defal la promotion canapé pour nga mën a réussir nekkul dangaa jaar ci góor mu chantage la pour nga mën a nekk ci condition yu bien kon daal nañ xam ne Sénégal dëkk bu baax la dëkk bu yiw la dëkk cosaan la nañ bàyyi xel ci cosaan bi bàyyi xel ci diina ji c'est très important xam nga xale yi régler seen waajur yi tamit gën leen a téye xam ne am na yenn yu ñuy organiser Sénégal ça n'a rien à voir avec notre culture c'est diamétralement opposé avec notre culture notre religion ay Miss Sénégal yàgg na am scandale xam nga mais il fallait lii am pour affaire bi feeñ nga dégg yeneen fekk yeneen yooyu noonu doon am nit ñi daawuñ ci teg seen bët mais dañuy xam ne noonu lay demee am na ñoo xam ne ñu ngi si doon teg seen bët di ko wax ay ñeneen nit mais ñu siiwee nii ci scandale bi voilà du ko mën a siiwee parce que bii nii voilà yaay moo génn wax ba jooy xam nga
te yaay jooju di génn di wax ba jooy bon au début elle n'était pas d'accord papa n'était pas d'accord les membres de leur famille kenn d'accord ci woon ñu dem ba finalement xam nga mu toog ak yaayam wax yaay yi laa bëgg yaayam xam ne tamit am na benn éducation bu mu ko jox mu jàpp na bu demee xëy na éducation boobu dina ko mën a muccal ci loolu mais gis nga voilà xaw ma nag affaire yu viol beeg yooyu dëgg la am déet waaye nag lu nekk mën na ci am parce que gars yi bu ñu def le miss am na si ñoo xam ne mën nañu la wax ne la waaw da ngay nangu lii ñu defal la lii xam nga nekk nga nangu ne man maay Miss Sénégal bi ñu takkal la affaire bi takkal la couronne bi xam nga bunt yi commencé ubbeeku xam nga ñu naan Miss Sénégal 2020 wala Miss Sénégal 2021 moo nekk nii xam nga voilà pour réussir rek jarul loolu boo toogee jàng yàlla mën na laa dimbale nga réussir dimbale sa yaay boo demee uti métier yàlla mën na laa dimbale tamit nga réussir on sait jamais ça dépend rek ci yow sa bëgg-bëgg boo ni nga koy yemalee li la yàlla may nga xam ne man lii la ma yàlla may nga yem ci c'est très important voilà kon daal loolu laa amoon lu may live ma leen di jaajëfal bu baax a baax di leen bëggee di kontaan ci yéen jaa ngeen jëf